jaa ngeen jëf yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf yéen suñu mbokk internet yi waxtu wi jot na comme ni ñu koy defee altine ba alxames ñu fas yéene ñëw yaatal leen li xew ci biir internet bi gannaaw bañ leen baaloo àq di leen baal àq ci tabaski bi ñu génn ma fas yéene cee ànd ak Merry Beye Diouf Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Mamadou di ziar ñi nga xamante ne ñoo safoo di seetaan programme TFM yëpp et plus particulièrement ñi nga xamante ne depuis bi émission bi li si net bi commencé ba léegi. ñu ngi commencé di ko suivre te duñ ko raté benn yoon comme ni ko Mamadou Ndiaye waxee rek j'espère que vous avez passé une belle fête di leen déwénati di leen baal àq te di leen baalu àq ci bépp manquement bu musa am. yow la internet yi laaj sa tabaski nu mu demee ak da nga changé chapeau yi indi beneen musóor bi. waaw lii musóor la musóor chapeau lañ ko mën a wax cosaanu musóor moo ko def. sa tabaski neex na. bon sama tabaski neexoon na ba vers 19h parce que si lañ ma tàggee ki nga xamante ne moo di sama tante Reine Marie Faye ndax moo jur samay ñaari cousin donc comme ni nga ko waxee sànq à l'entame rek mu nekk benn tabaski week-end VSD bu assez macabre assez noir donc xam naa ci loolu rek la ñuy daal di ubbee Mamadou. ci loolu la ñuy ubbee gannaaw bi ñu leen jaajëfalee bu baax gis nañ hashtag bi sunu net envoyé ngeen ñu ay photo ak ay vidéo ci kanam dinañ ñëw partagé lépp mais dañuy démarrer ak li nga xamante ni moo nekk actualité week-end bi li ci fës li ci ëpp li ñu ci seetlu mooy génn àddina ñu bari mën nañu wax ni ay kilifa yu nga xamante ni ñoo nekkoon fii ci réew mi. génnub àdduna kilifa yi ñu ngi koy commencé si xalif ñaseen bi nga xamante ne moo di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass. ñuy naan Papa Cheikh moom daal dina nelaw à l'âge de 88 ans ñu koy daal di jaali ñëpp ñi nga xamante ne ñooy communauté ñaseen bi. ak ñëpp ñi nga xamante ne aussi si umma islamique bi la ñu bokk. d'ailleurs loolu moo tax président de la République Macky Sall def benn tweet daal di jaale ñi nga xamante ni mooy umma bi jaale aussi ñi nga xamante ni ñooy waa Sénégal di wax di fàttali ni Sénégal ñàkk na koo xamante ni kuñ dul am la ci mbirum diine mais surtout ci koo xamante ni référence la woon pour ndaw ñi mooy tweet bi ngeen gis président Macky Sall moo ko def gannaaw loolu aussi am na yeneen ñi nga xamante ni wala ñeneen ñi nga xam ne ñoo génn àddina président de la République daal di leen di présenter ay condoléances am ci page officielle bu Twitter. kooku bokk na si ki nga xamante ni moo di le patron comment il s'appelle encore monsieur Kama monsieur Mansour Kama bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci patronat bi comme ni ñu ko waxee sànq à l'entame rek mu nekk benn week-end boo xamante ne c'est vraiment noir ndaxte daanaka décès yi dafa daal di tegaloo moom tamit ñu ngi koy jaale ñi nga xamante ne ñoom ñooy patronat bi mais di ko jaale tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay am di jàmmam ak famille am. bare loolu waral tamit président de la République présenté ay condoléances am ci compte officiel bu Twitter am moom tamit di wax ni week-end bu doy waar la ndaxte gannaaw xalif général bu Medina Baye Cheikh Ahmed Tidiane Niass Mansour Kama mi nga xamante ni rob nañ ko sànq gis nañ ni xalif général des Tidiane ma nga woon ca levée du corps ba ak xalif Mbëlëxe bi nga xam ne tamit génn àddina ci week-end bi nekk na week-end bi nga xam ne site d'information yëpp ñëw nañ ci wala statut WhatsApp yi Facebook ku ci nekk ngi jaale li nga xamante ni mooy Sénégal ñàkk na ko mën nañu wax ni mag ñi mi ngi dem ci ñuy profité ci occasion bi sax di wax ni ndaw ñi dañuy protéger mag ñi ci période yi ñu nekk nii gën a respecter li nga xamante ni mooy mesure barrières yi ñu respecter li nga xamante ni aussi moom la kër docteur digle ndax dañu seet ni relâchement am na te période yi dañu war a gën a mën a takk masque yi di diwu suñu loxo yi raxas ko bu mu set ndaxte période yi vraiment nekk na période bu compliqué te dañu soxla suñuy mag ba ci kanam. waaw dañu soxla suñu mag ba ci kanam parce que 2020 moom daal dinañu remarqué ne c'est l'année de la perte en fait des grands de ce monde parce que ay daanaka ay kilifa rek la ñuy noté ne que ñoom ñooy daal di dem. ci noonu Mamadou Ndiaye si la ñuy aussi tàggee ki nga xamante ni moo di Reine Marie Faye mi fi nekkoon une grande journaliste nekkoon fële di RTS moom sax xam naa ne du si ñàkk ndaw yi wala ñeneen dinañ faral di dégg ay voix am ci spot rajo yi parce que dañu demoon ba après foofu la gënoon spécialisé wu. di ko jaale sama famille di ko jaale samay cousin papi Aimé ak yaay booy. di ko jaale jërëjëf di ko jaale tamit ñi nga xamante ne ñëpp ñoo bokk ci profession bi maanaam journaliste bi ak Demba bi mu nekkoon ci troupe daaray Kocc ndax ñoom ñaar ñoo doon faral di nekk tout le temps. di leen ko jaale yéen ñëpp. mën nañu wax ni presse sénégalaise moo ñàkk une icône koo xamante ni référence la woon ci métier bi ñu nekk di métier journalisme moom Reine Marie site d'information yëpp ñëw ci comme ni ñu ko defee ci ñeneen ñi nga xamante ni ñàkk nañ leen ci week-end bi di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla xaare leen àjjana di ki nga xamante ni aussi mooy xalif Medina Baye bi yàlla taas ñu ci barkeem. gannaaw loolu site d'information yi en temps réel rawatina IGFM nga xamante ni mooy site bu groupe Futurs Médias bi nga xamante ni day joxe information en temps réel IGFM www.igfm.sn
point sn li mu xëyee tey di gannaaw xibaaru Covid yi am na ci yeneen yi nga xamante ni seet nañ ko ci mbirum Covid 19 kii di Bamba Fall testé positif Serigne Moustapha Sy moom tamit testé positif. waaw kii di Serigne Moustapha Sy responsable moral bi nga xamante ne moo di Moustarchidine ne ñu ngi ñu yëgal nekk ne il est aussi touché par li nga xamante ne moo di feebar bi di coronavirus. donc muy moom muy maire bi nga xamante ne moo di Bamba Fall. ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen hospitalisé fële di hôpital principal comme ni nga ko waxee sànq rek Mamadou xanaa di gën a ñaax ñi nga xamante ne ni ñoo di population bi ñoo di ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu. si toujours di daal di utiliser li nga xamante ne moo di gel yi wala spray yi nga xamante ne ngeen koy def seen loxo wala saa yoo leen génnee tamit ngeen di takk seen i masque moo xam masque tissu la wala masque chirurgicaux yi mais daal protégez-vous parce que dañu sentir relâchement de la part de la population comme si maladie bi daf fi nekkatul te au contraire maladie bi mi ngi fi te mi ngi rey plus que au début. te loolu moo ci jaaxal ndaxte internet vraiment tabaski donte tabaski bi neex na. comme ni ñu ko daan defee photo wu nañu dugal comme yow li nga def rek photo wu dugal mu nekk benn créé benn hashtag ci kanam nañ ci ñëw mais vraiment daan na gën a neex bu dul woon décès yi nga xamante ni vraiment moom lañ doon partagé gis nga statut yi au delà di image yu rafet yi nga xam ne nañ ko jot ci tabaski bi wane ni passé nañu fête bu neex Covid bi yàq na ko ak décès yi nga xamante ni yàq na ko mais teewul tamit ay mbiri internet boo gisee ko photo wu posté ne nii la mel ci tabaski bi gannaaw ba day jékki-jékki ñëw ne ndeysaan te tàgg nañ moo tax ku ci nekk di poser question 2020 nekk na année bu yéeme. kañ la ñuy jeexal 2020. 2020 te des na 4 mois. nekk na année bu yéeme et defe naa fu mu ne nii ñëpp ñu ngi yàqamti 2020 daal di jeex maa ngi doon seen keroog benn statut bu doon naan en 2020. li nga xamante ne moom nga war a souhaiter mooy de rester en vie. parce que 2020 daan na yóbbu fitu ñëpp même bu dul. feebar bi sax. comme ni ko xale yi bëri na voilà 2020 qui est dee yi bëri na te aussi problème yi aussi bëri na. problème yi bëri na torop. problème yi bëri na Covid bi ci 2020 la coow li bëri na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni xam nga ñàkk xaalis bi tabaski bu xaw a doy waar bi nga xaalis de yow yëgoo ñàkkum xaalis bi de Mamadou. gisoo sa bële bu sax bii nga ñu may nii tey. ku ñàkk xaalis ngay waxal wax ñu luy kaa bi. tey ñaari cas laa indi. ndax week-end bi daanaka c'est vrai c'est un week-end noir mais daal dafa àndaale aussi ay cas yoo xamante ne yëngal nañ internet bi. premier cas bi moo di ki nga xamante ni moo di Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra. parce que xam nga c'est vrai moom waaw xam nga temps yëpp mi ngi doon yëngal di wax si li nga xamante ne mooy série yi. ay ñoom série infidèle ak yooyu yi si nekk moom nag li ñu daal di wax tuddee mauvaise communication. moom la daal di def ndax buñ koy fàttaliku ci li mu daal di exprimer wu dafa am ci benn série infidèle benn personnage bu tudd Mame Diarra mu daal di fustiger lu tax ñu daal di jël turu soxna su sell soos jox ko daal di ne waroon nañ ko tuddee beneen turu catholique. waaw erreur de communication la il s'est excusé il s'est excusé mais il n'empêche qu'il y a eu des réactions de l'abbé voilà et tout ça exactement juum nit mooy juum on ne prend la défense de personne mais reconnaître na que ne il a fait une erreur. moo tax ñu def image bi. waaw looloo tax ñu def image bi daal di ko illustrer daal di won nekk ne voilà il a fait une erreur prêtre abbé bi tamit daal dina répondre à sa déclaration. et loolu mooy premier cas bi nga xamante ne moom lañ leen indiloon ci li xew. en tout cas ci li bari ci internet bi lii tamit bokk na ci li yëngal internet bi. waaw lii bokk na ci li yëngal parce que moom moo njëkk a yëngal xam nga dafa yëngal ba pare. faf nag ci biir yëngal bi mu daal di tarxiisaat defaat beneen waaw mu daal di juum daal di def beneen mauvaise communication beneen bi démb la daal di juddu coow li daal di yëngal nag li nga xamante ne moo di démb toute la journée réseaux sociaux bi benn live la en direct boo xamante ne am na plus de 3000 vues plus de 500 partages live dafa yomb léegi de waaw ak sa téléphone da ngay jékki-jékki waaw mais xam nga du yemul rek ci Facebook bi daf ko live Facebook live ko Twitter moom daal fépp la ko live waaw mu di coowal Ndella Madior bi waaw coowal Ndella Madior bi tey moom moo fi deuxième cas bi ndax dafa daal di teg daal di ne moom elle va parler de son histoire avec Sada Kane 27 ans après mais li ñu gën a intéressé sax ci histoire bi mu di problématique bi mu posé mu di la problématique de la reconnaissance de paternité maanaam góor bu jur doom li ñuy tuddee communément hors jeu maanaam nga bañ ko reconnaître lan la ci loi bi wax ndax ñu
bëri dañu jàpp ne que loi bi dafa faral torop li nga xamante ne moo di xale yu góor yi ndax nee nañ que tu as l'obligation de nourrir cet enfant maanaam am nga obligation wu dundal xale bi mais amoo obligation jox ko sa tur. dinañ ci laaj spécialiste yi ñu ñëw ci gën surtout mbirum yoon xool ba xam taxawaayu jigéen ñi comme que moom moo def live boobu wax nga ko démb ñu ci bari c'est vrai que ñu ci bari ñu ngi doon suivre live boobu en temps réel ci Facebook bi démb ku gis nañ partage yi aussi ki nga xamante ni mooy politicienne bi di patron de presse di Ndella Madior Diouf. ma ci yokk rek nekk ne code de la famille daal di nekk ne mooy article 196 du code assure que l'interdiction de la recherche de partenaires. La loi impose une grossesse à la femme ou à la fille qui s'est retrouvée enceinte suite à un viol ou à un inceste alors qu'aucune disposition légale n'impose à un homme au Sénégal la ñuy wax d'assumer une paternité maanaam loi bi comme ni ma ko waxee sànq imposé wul benn góor mu assumer li nga xamante ne moo di doom boo xamante ne nii dañ ko jiiñ. Voilà. mi ngi noonu live la bu nga xamante ni aussi jot nañ ko mu nekk ay yu coow wala ay loo xamante ni lu xew ci internet bi la d'ailleurs loolu lañ fi ñëwee ñun di leen wan en temps réel li nga xamante ni moo xew ci internet bi ci week-end bi ñu dajalee information yi nga xam ne gis nañ ni am na solo yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi ak hashtag bi di sunu net ak bi nga xamante ni partagé nañ ko jot nañ ay vidéo yu ci nekk yenn yi nag dañ koy vérifier ba pare ñu doog a partagé jot nañ yenn vidéo yi nga xam ne gis nañ ni am na solo mais ñi ngi ci di ko vérifier ak équipe digitale bi nekk ci ginnaaw ñi des un peu fact checking bi après ci kanam wala fii ak suba gannaaw suba dina ñëw partagé ndoog yow ak yéen téléspectateurs yi mais aussi am na leneen bi daal cas yi ñu fi indi c'est un peu compliqué nag cas yi moom compliqué na loolu ci dafa sensible mais nag week-end bi kay nee naa la c'est le week-end de tous les dangers. waaw gannaaw dee yi ay cas la cas yu compliqué am na leneen tamit mais nag tabaski bi amoon na ci week-end bi te gis naa ni tamit WhatsApp yeeg Twitter beeg Instagram beeg ku ci nekk wane na sa sañse. waaw xam nga tabaski rime avec sañse te Sénégal ñëpp xam nañ ne dañoo bëgg a sañse ñuy góor ñi di jigéen ñi ma looloo ma neex léegi góor yi dañoo nangu vedette bi ci jigéen ñi ñoom it dañuy sañse suba sañse ngoon. góor ñi tamit dañoo bëgg lu baax yaa ngi comprendre donc loolu tamit moo nekkoon li xew ci li nga xamante ni moo di VSD bi dañoo créé benn hashtag tuddee ko sunu selfie tabaski. waaw suñu selfie tabaski boole ko sunu net bi moo tax jot nañu vidéo yi nga xamante ne envoyé ngeen ñu ko ci tabaski bi je pense ak waa régie bu ñu paree mën nañu jotaale image un peu image yi nga xamante ni jot nañ ko ci tabaski bi ak internautes yi seen réaction ak ku ci nekk ni nga wane ni nga mel ci week-end bi nekk na lu am solo di wane ni tamit passé nañ gannaaw lu sombre yeeg yu dee yeeg coow yeeg yooyu am na ñi nga xamante ne wala ñu ci bari passé nañ tamit tabaski bu neex. waaw malgré tout ñu ci bari passé nañ tabaski bu neex donc réseaux sociaux yi ñu comme niñ ko tàmm di defee rek chaque année boo tabaskee ba pare bu góor ñi jullee ba pare ñu daal di dugal seen i grand boubou wala seen i xaftaan. jigéen ñi tamit le lendemain sax waaw mën nañ ko xaalaale en même temps mën nañu xool daal tamit di image tegaale ñoom it ci la seen bokk sañse. non tabaski voilà tabaski mi ngi noonu tabaski Sénégal. waaw ci nekk tabaski wane na sa 2020 sañse xool nu mu mel partagé ko ak hashtag bii di sunu selfie tabaski 2020 ñëpp partagé ndoo ko ku ci nekk wane ni nga mel et puis dans la bonne humeur la woon ambiance waaw dans la bonne humeur c'était bien et puis li ma ci gën a neex mooy que ne soxna yi dañ leen bàyyee bis bi le jour J ngeen daal di photo wu daal di def lépp waaw ba le lendemain ñoom ñu daal di moomaat seen yëf daal di jëlaat ko image yi nag yu ci bari jàll na sélectionné nañ ci yenn yi mais aussi comme ni ko tweet bi j'aime bien tweet Cheikh Bamba bi nga xamante ni muy expliqué mais bu njëkk ba dañ doon wane ay ren di xar ay image yu xaw a yoo xam ne rafetul trop ci tabaski mais ren dafa seetlu ni réseaux sociaux yi wala communication digitale bi ci tabaski bi ku ci nekk ay sañse la yére yu rafet tamit loolu ci waaw parce que loolu méngoog génération réseaux sociaux yi ndax génération réseaux sociaux daanaka mooy xale yooyu jamono yu ñuy posté xar yu ñuy rendi xale yooyu ñoom sañse moo leen intéressé woon ñoom ñoo màgg nag tey nekk ci réseaux sociaux yi daal di door seen sañse donc évolution la maturité la comme ni mu ko waxee c'est tout aussi bon à prendre. oui kon nag xam naa ne am na ci image yoo xamante ne tamit def na buzz. waaw am na ay image yu neex yoo xamante ne jot nañ ko foraale toujours ci biir géej bi nga xamante ne mu di internet. Première image bi nag ndeysaan mooy image bi nga xamante ne ça fait le tour. mooy collage non balaa collage yi. collage yi ci la bokk yii nii li nga doon waxee lu neex xëy boole ci collage yi tamit ci la gars yi dañu taxi lii tamit xale yi internet yee ko def dañuy wane ni ñoom tamit ku ci wane sa sañse rek parfois am na ñenn ñi nga xamante ne dañuy jël image bu nga xaw a yéeme rek bu ko xaw a nduróog sa bos
collé ko def collage mu nekk image yi nga xam ne jël nañu ay stars yu bari El Hadj Diouf gis nga ko li mu sañse ni ñu ko collé noonu bari na ci ñoom Coumba Gawlo ñoom Adiouza Henri Camara gis nga collage yi tamit ñu wane seen sañse ba pare ku nekk posté internet yi tamit dañuy def lii tamit ci la bokk. waaw ci la bokk si jeu waaw dans la bonne ambiance si jeu bi la bokk ñu daal di de toutes les façons chaque année dina am collage waaye man bi ma ci gën a rey ndeysaan mooy bii mu Pape Sidi moom yëpp naa ko trop mais dafa mer boo leen bëggee xam lan naka la réagir ci collage bi rek dem leen ci compte voilà di wane ni tabaski passé nañ ko ci jàmm gannaaw information yi nga xamante ni ay deelaak ñi nga xamante ni vraiment nekk na situation bu compliqué bu ñu dund ci week-end bi tamit beneen image bi mooy passé nañ tabaski bu neex ku ci nekk wane ni nga meloon ci tabaski bi partagé say photo am ñeneen ñuy tooñ tamit gis nga collage bi dans la bonne ambiance jël yenn image yi yenn nit yi daal di leen collé ñi nga xamante ni dañ leen jàpp ni loolu la ñuy nirool te loolooy wane réseaux sociaux yi looloo fi xewoon ci week-end bi mais image bi tamit wër na àddina. waaw mooy polygame bi nga xamante ne am na ñu ne ndeysaan il est tellement équitable que dafa jël benn piisu aawa bi. boole ko piisu ñaareel bi daal di yemale. mais ñun jigéen ñi dañuy naan dama yaakaar ne que ne tissu moo matul woon rek ndax soxna yi ku ci nekk amuñu musóor. gis nga noonu leen def ni indi problème. yemale na noonu la yemalewul benn yoon. jiin la sol ci suuf ani tubéy bi. dégg nga gis nga li ñuy waxatee nii. jiin déchiré la def. jiin déchiré la def si suuf mais xam nga ni kii dafa yemale ñëpp d'accord nañu. musul yemale mais image bi c'est vrai que def na tour toile bi ci réseaux sociaux yi statut WhatsApp yi ñëpp partagé ko. di wane ni tamit tabaski bi nii la ku nekk añ fi ngay génnee ni nga koy passé kii ñaari jabaram la bon. ñu supposé que ni ñaari jabaram la mu def nii image yi ñëpp partagé ko yemale na ñëpp en tout cas. waaw bon loolu avis góor la rek man moom am na benn boo xamante ne ni indi naa la ko ndax def na ni nga ko waxee le tour du WhatsApp. le tour de internet le tour même des sites. mooy xale bu góor bi nga xamante ne dafa posté boppam moo photo moom papam 29 ans après mu daal di prendre encore la même photo la même posture si jàkka bi mi ngi nii donc 1991 la jël première photo bi lañ ko jël mook papam mu daal di ñëw 2020 daal di jëlaat la même posture ndeysaan papa ji uuf ko noonu mu daal di toog ci kanam avec les mêmes couleurs c'est extraordinaire. image bi li ma ci jàng mooy image mooy image de l'année sérieusement. oui mais li ma ciy jàng mooy nañu gën a fonk suñu waajur yi. ñi nga xam ne am nañu chance nekk ak seen papa. ba léegi wala seen yaay ñu ngi leen gën a fonk. image bi ça parle beaucoup li mu ciy wax bari na. mais vraiment gis naa ni ñëpp partagé ko ci même vraiment kii lii moo war a nekk lii war na nekk challenge képp ki nga xamante ni yaa ngi dund ak sa waajur. lii challenge la boo amee image bi nga def lu ni mel. ndax nekk na lu am solo vraiment di ko ñaanal waajuram yàlla guddal fanam. amiin ñu daal di bokk léegi. gis naa ne ñëpp partagé nañ ko. ñëpp partagé nañ ko site internet yi et tout image bu neex ci xol. d'habitude sax nit ñi dañ koy def à l'extérieur mais gulet fii nii di Sénégal ñu daal di ko def te comme ni nga ko waxee ñi nga xamante ne ñu ngi ak seen i waajur ba léegi fonk leen sàmm leen te daal di leen protéger si lépp surtout ci li nga xamante ne moo di feebar bi di coronavirus Mamadou. ñu ngi noonu bari na ay image wala ay vidéo yu ñu jot ci réseaux sociaux yi kii moo xam naa dafa yàkkamte woon julli ji. waaw yàkkamte julli ji la wala yàkkamte rek problème mu àddina moo ay jafe-jafe rek. ndeysaan yére bi daal di jël dëpp. ndeysaan ci internet lu ne ci xew. lu ne géej la. jot nañu seen ay image ak ay vidéo gis nañ live yi yéen a ngi koy suivre ci suñu page Facebook bu TFM actuellement yéen a ngi suivre aussi ci Twitter ak hashtag bi di sunu net. jot nañu message yi vidéo yi yëpp jot nañ ko dañuy fexe dajale yenn yi rek partagé ndoo ko ak yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi surtout après tabaski bi li ñu jot ci internet bi bari na information yi bari na mais dañoo segg yenn rek xool lu ñuy def nii war na leen bëggal mais gannaaw loolu ci week-end bi tamit jot na ci côté international ay xibaar yu am solo yu nga xamante ni dina soxal téléspectateurs yi. waaw ci biir xibaar yooyu ñu ngi ñuy yëgal nekk États-Unis xam nga fan yii yëpp ñu ngi koy wax daanaka bu ñu commencé ba léegi ñu ngi naan Donald Trump dafa bëgg a interdire li nga xamante ni moo di TikTok fële ca États-Unis semaine passée nag ci week-end bi dafa daal di yëngatu bu baax ndax nee na moom il est décidé à faire interdire li nga xamante ni mu di application boobu di TikTok ndax dafa jugé que ne application boobu di TikTok benn application espionnage la boo xamante ne chinois yi ñoo ko créé pour ñoom mën leen a espionner léegi nag évolution bi nga xamante ne moo jot a am ci loolu mu di léegi nee na benn condition la leen tegal pour mu bañ a interdire li nga xamante ni moo di TikTok bi foofu di États-Unis nee na may na leen 45 jours ñoom waa TikTok bu dee accepté nañ que ni Microsoft maanaam benn entreprise la bi nekk foofu daal di jëndaat TikTok entreprise américaine la
maanaam moom d'accord na bañ a supprimer li nga xamante ne moo di TikTok fële di États-Unis bu dee TikTok mi nga xamante ne waa Chine ñoom ñoo ko créé day daal di migrer daal di dem ci li nga xamante ni moo di Amérique à travers entreprise boobu di Microsoft. ñëwoon nañ ci semaine bii ñu génn taxawaayu TikTok surtout fii ci Sénégal di fàttali ne réseau social bi ñu ngi ko créé fële ca Chine nekk réseau social actuellement bi ëpp doole wala yu bokk ci ëpp doole ci àddina. mën nañ jàpp lim bi toll na ci 1 milliard d'utilisateurs fii ci partout dans le monde. TikTok actuellement yëf yi dafa nekk affaire d'État comme ni ñu ko doon waxee. réseaux sociaux léegi enjeu bi mooy affaire d'État la. affaire d'État la parce que presque tout se passe là-bas léegi lépp la muy affaire de État. muy fausse rumeur muy les vraies choses aussi ça se passe sur les réseaux sociaux. outil de guerre la. boo seetloo ci semaine bi depuis bi ñu annoncé bi ñu waxee waxi TikTok lu muy jariñ fi ñu ko defee rek yooyu noonu yëpp ñëw nañ ci ak sénégalais yi nga xam ne ñu ci am liggéey. ñëw nañ ci ak fële ci Égypte nga xamante ni aussi am na si ñu tëjoon am na ñu ci tëj ndax TikTok actuellement dégg nañ ko ci week-end bi depuis Donald Trump yi nga xamante ni dafa bëgg a tëj fële la di TikTok fële ci États-Unis gannaaw ba mu dellu ginnaaw daan ne il faut que entreprise chinoise bi di ByteDance daal di accepter ñu beneen entreprise boo xamante day yëngatu ci wàllum digital fële ci États-Unis daal di koy jënd donc. sous 45 jours dinañ leen suivre actualité bi. xamante ne moo di piratage historique non ñooñu seen ndaw yi kay kooku kay romb na 17 ans la am piraté woon compte ñoom Barack Obama bi. nee na moom mooy cerveau bi donc bande la. nee nañ moom mooy cerveau bi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk derrière li nga xamante ne moo di piratage parce que nee nañ am na 2 autres jeunes hommes yoo xamante ne ni dañ leen arrêté parce que dañ leen identifié ñoom tamit dañoo bokk ci li nga xamante ne moo di escroquerie au bitcoin lekk na ci xaalis bu bëri parce que Graham Clark la tudd 17 ans la moom dañ ko arrêté fële Tampa foofu lañ ko arrêté. bari na ci mi ngi noonu ay informations yoo xamante ne en temps réel di ngeen koy jot mais aussi liy xew fii ak liy xew bitim réew toujours lépp nekk ci biir internet mu leen di soxal yéen téléspectateurs yi mu leen di soxal aussi yéen internautes yi télévision Futurs Médias moo leen ko jagleel xanaa rek di tàggoo mairie di joxe dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro lu xew ci biir internet. balaa ñoo tàggoo rek man je voudrais bien qu'on fasse une success story xam nga Beyoncé ak Adama Paris. waaw yooyu ñu ngi ci ginnaaw daal dina ko sol ñu daal di voilà waaw ñu daal di ko annoncé waale daal di ko tàggoo waale di leen jox dig daje demain incha allah 13h30. ci li ci net bi. toujours ñu leen di wan lépp li nga xamante ne moom mooy yëngal internet bi réseaux sociaux yi donc à demain Mamadou. waaw ba suba di remercier ki nga xamante ne moo di cosaanu Mousso rek si chapeau Mousso. rafet na di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi balaa boobu ñu bàyyi leen nag ay vidéo yi nga xamante ni gis nañ ni am na solo te dina leen détendre tuuti ngeen reetaan li xew ci biir internet bi du rek ay information mais parfois aussi internautes yi partagé ay vidéo yu neex yu reetaanlu yoo xam ne dina leen ci loolu lañ leen di tàggoo di leen jox dig daje ba suba. fashion yi mooy yan waa li 3D la dafa xew waaw bii maa ngi koy liggéey 6000 waaw am na cas dama laa gis nga teg style yu fashion yi mooy yan waa li 3D la dafa xew waaw bii maa ngi koy liggéey 6000